wax yoo xam ni c'est des arguments tirés par les cheveux naan ay non école bi mu nekk moom rek moo fa nekk waaye dañ koo bëgg a yóbbu feneen parce que profil am mais non sànnu si xam bu ñu la waxee loolu tappale weesuwu ko daan ne dañ ko fay jëlee par la force dañ koy yóbbu à Matam parce que tout simplement moom da leen di déranger parce que nee nañ fu mu wàcce mi ngi dugg ci biir kër yi à Sinthiou Bamambé di def politique contre Mamadou Talla mais am na ci droit wala xola jaay do xola xeetu jaay doole boobu kooku yore xola Khalidou Tall moomu di jàngalekatu arabe am famille am ca biir Sinthiou Bamambé tey ñu koy jaay doole tout simplement parce que moom nee na bokkul camp ak Mamadou Talla ministre de l'éducation nationale mais lii du xeetu violence lii bu dul violence lan mooy violence donc loolu noonu la amee ni ma la ko waxee nii jàngalekat yaa ngi may dégg man jàng mi rus naa cee wax lu ñu may xeebe noonu la demee kon pour woon la ay xeetu violence xoolal Macky Sall par exemple bi ñu jàppantee ci mars bi ñëpp gis nañ li fi xew bañ waajalee la grande mobilisation boobu te sëñ Mountakha Bachir yónnee ñu sëñ Bass Porokhane mu ñëw fekk ñu fii ci VDN bi ci benn hôtel de la place mu ñu toog réunion bu mag mu ni sëñ Mountakha nee na ngeen teg lépp ci suuf dana dem ci président Macky Sall wax ko la même chose ni ko manifestation bii buñ ko amee réew mi mën naa tàkk te jaru ko bam ñu ko waxee fasaase ñu nangul ko sëñ Mountakha lu Macky Sall def dem yokk ay gendarme jox ko ab gendarme boo xam dégg naa lu ñu ko def loo moom loolu lay def dem yokk li mu policier taxaw ni moom day jaay doole alors que moom ba mu tiitee parce que loolu c'est important nee na ni nga xam ko président Macky Sall waa Touba ngi may dégg bi muy woo sëñ Mountakha di ñaan pour sëñ Mountakha ñaan ñi doon xeex ci mbedd mi booba tiit na waaye ba mu demee ba yaakaar ne tey am na doole xam nga lu ma koy wax ak ñi ko àndal parce que ñi koy jañse naan ko président demal yow ragaloo kenn comme li ñu ko wax ca Paris ba tax mu wax ju xeeboom jooju gis nga ñooñu koy jañse ci mois de mars bi yow nee na Aïcha amoon nga problème pour inviter leen say plateau ñoom ñëpp ils se sont terrés yaa may dégg léegi ñoom ñëpp kenn ñëmatul a génn sax ba naan man Benno Bokk Yaakaar laa bokk tey jii ñooñu ñoo koy pousse naan ko am nga droit def troisième mandat ñoo koy pousse naan ko am nga droit am nañu doon génn quand même nee na c'est important li may wax ne gis nga ñooñu koy pousse bis bu dëkk bi tàkkee kenn du leen gis président Macky Sall na xam ne amul benn police ak benn gendarmerie bu mën a arrêter une population gis nga sénégalais yi bis bu ñu taxawoo jaay dooleem bii bu dakkul ak man li may sentir ci sénégalais yi jaay dooleem bii bu dakkul bis bu fipp amee li mu yaakaar que ñëpp dañuy dajaloog moom ca Dakar ca capitale ba mu toog dajale ay charam mel ni Sénégal dafa nekk ci guerre kar nit ñi jaay doole bu boobaa du demee noonu day teg stratégie nit ñi teg seen stratégie te boobaa musiba dana am ku bëgg jàmm ci dëgg bi xam nga looy wax Macky Sall jaay dooleem bii mu nekk nii par force ni moom day def li mu bëgg ci nu mu ko neexe jaay doole ñëpp loolu ku bëgg jàmm ci dëkk bi da nga koy wax ne ko loolu na ko arrêté parce que li xewoon mois de mars bu ñu nee ñoom dootu fi amaat jàpp ne dañoo yokk seen limu policier ak seen limu gendarme dañoo xamul lan mooy une population boo xam si dañoo taxaw jëlaat seen moomeel kon man jàpp naa ne fi mu toll nii man gëw ma ci loolu laay waxe société civile ci ñëpp ñi nga xam ne ñun ñëpp man syndicat laa yore ñun syndicat yëpp ci société civile bi lañ bokk ligue également des imams ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci biir société civile bi ñi nga xam ne ñi ngi def ay déclaration man d'accord na ma ak ñoom de ci ñoom dañoo war a wut jàmm mais man xam nga la ma d'accordul mooy boo jàmm day lalu ci dëgg tant que ñi ngi wëral ki nga xam ne moom moo tooñ duñ ko duut baaraam ni ko yaa tooñ parce que loolu day defal kin tooñ gis nga tey jii bu fekkente ni dafa tooñ kin tooñ ñu ne ko yow muñal waaye ki tooñ ñu ne ko yow yaa tooñ waaye bu dee dañuy wëral di généraliser naan na sénégalais yi bëgg jàmm politiciens yi ñoom ñëpp a yem et cetera alors que xam nga kiy tooñ te duutoo ko baaraam ni ko yaa tooñ bu boobaa du jur jàmm moo tax may wax ni moo tax comme na ma ko waxoon ci jamono jee ba mu amee si ginnaaw ñi nga xam ne ñoo fi tooñ dañ leen a wax ne parce que Barthélémy Diaz mais c'est un scandale ce qui se passe avec Barthélémy mais Barthélémy Diaz deful dara moom en droit génn këram ni day dugg di saafonte ak ay militants ak di dem ci kër yi moom sax deful ful mais kenn gisul Barthélémy Diaz dajale lu mat fukki nit ci image mën nañ koo wone dajalewul fukki nit benn nit ànd ak ay ñetti garde corps am daal di yore ñetti otom wala ñeent ñuy dox ni ñoom dañuy dem seeti dañuy dox seen i doxu nemmeeku nga dem ni leen du fi amee alors que bërki démb gis nañ Amadou Ba dem au niveau de Dakar Plateau dem Sandaga commerçant yëpp fàq ñëpp wër ko amul kenn ku takk masque ñu nekk fa def leen neex te kenn dóoru ko ay lacrymogène ñu gis bërki démb Diouf Sarr di ko def di tambambalu ci mbeddi Dakar yi te kenn defu ko dara mais parce que Barthélémy Dias c'est un opposant ñu ne ko loolu def amee c'est la même chose dañ ko def keroog bi muy wuy ji yow ñu ngi la convoqué ne la kaay wuy ji si tribunal parce que yow yaa def appel Barthélémy Dias ni man d'accord na maa dem daal di ànd ak ay nitam parce que fii nañ rappeler sénégalais yi buñ naxante kun fi mosa woo ci tribunal même ci kër yi da ngay ànd ak say jegeñaale
kuñ mos a woo amul même boo demoon ci tribunal ay Pikine ak ay Géejawaay ay Koungheul ak feneen kuñ mos a woo ci ab police wala ab gendarmerie wala ab tribunal say mbokk ak say jegeñaale dañ lay gunge mais rawatina ab politicien nga ànd ak say nit di dox wuti tribunal ñu def ko comme nañ ko defoon ca mars ba mu andi ay coow ñu kar la daane la doo fi jaar parce que fee ngay jaar mais loolu mooy lan alors que pourtant moom Macky Sall nii ben ko woowee bi ko Abdoulaye Wade woowee mu tiit ba dem seet sëñ Baara ne ko damaa nar a tëj buñ ko tëjoon tey du nekk candidat 2012 te booba moom président Macky Sall ba muy dem ñoom waxuma nag les seconds couteaux ak transhumants yi ko wër tey di jéem a jaay discours incendiaire ci li ma dégg ci conférence de presse Benno Bokk Yaakaar bi mais ña ko àndoon moom mooy les premiers militants de l'APR ñoo àndoon ak moom dar ko yóbbu ko ba commissariat donc gis nga Macky Sall bu mu fi nekk di jaay doole nit ñi lii muy def képp ku bëgg jàmm ci réew mi da nga naan Macky Sall na arrêté parce que jaay doole bi moom moo ko yore te loolu mënta ne te beneen foofu laay terminer soxna ne na gis nga beneen xeetu violence xam nga tey jii bu ñu demee ba les organes de contrôle ne Farba Ngom yore na 25 milliards mais nee na Aïcha loolu rek c'est une forme de violence xam nga tax mu nekk forme de violence koo xam yow bërki Dembo Ndiaye mënoo dajale 200 000 yu mat yow tey parce que yéen a ngi ci nguur gi ñu mën a dem xayma sa alal di wax ne alal ji toll na ci 25 milliards bu ñu dajalee xeetu am yi nga am yëpp mais loolu au moment où ay jigéen a ngi wësën ci kaw ay saret bu guddee boolu potu cere yi ak potu fonde yi ñooy jaabaan jole ci mbeddi Ndakaaru yi parce que nit ñi amatuñ lu ñu reere kenn toggatul ñaari yoon ci kër yi réew moo xam ne jigéen ñi buñ bëggee mucc buñ demee hôpital ci jafe-jafe la ñuy muccee jigéen ñi bu ñu demee marché mënuñoo ndugg ndaxte lépp seer na te ñoom ñoo ko seeral ñu nga gis réew moo xam ni lépp loo bëgg a def loyer bi yokk bu jéggi dayoo ba bërki démb la ciy doog a def benn déclaration ci conseil des ministres naan non danañ ko wàññi alors que ñëpp xam nañ ni day def un clin d'œil aux électeurs pour ñu voter ko pour janvier alors que moo la gën a xam ni pendant 9 ans mi ngi au pouvoir loyer bi mi ngi yokk te jéem ci dara moom président Macky Sall kon nag man jàpp naa ni yooyu yëpp ay xeetu violence la ñu dajale alalu askan wi ñëpp moom di ci def lu leen neex bañ ni kii moom daa jege Macky Sall kese moo tax mu am 25 milliards alors que moom liggéeyul dara lu ko war a may 500 millions mais loolu c'est un problème alors donc loolu As Babacar oui violence yi nga xam bu ñu ko arrêté wul jàmm du mën a am ci dëkk parce que comme ni ma koy waxee jàmm day loolu ci dëgg d'accord mu nekk ay points yu mu jot a développé avant may ñëw sëñ Saliou ak professeur yaa ngi woon fu am importance sànq muy rejet des listes ñu gis ne que bëri na quand même y a énormément de listes rejetées loolu lan la mën a jur ëllëg mais li mu mën a jur ëllëg bu fekkee teg nañu ko ci dëgg mooy jàmm rek man daal li ma gëm mooy li nga xam ni moo fi am comme rejet de liste ci Sénégal ñu càmbar ko benn par benn bu ci ne ñu xool ko dëppale ko ak code électoral bi da koy nangu wala mu ñàkk ko nangu amul demal ma ñëw parce que en vérité xam nga ay élections locales lu tax mu compliqué tey jii boo jëlee rek 554 communes wax ni commune bu ci nekk rek à peu près am 5 listes nga jël ñu war a investir li ma waxoon commune bi ci gën a ndaw 80 personnes maanaam 46 yi bu ñu ko éclaté mu nekk 80 day nekk presque ay 280 acteurs politiques à la base yu yëngatu maanaam il faut 554 mandataires pour di jógal liste parce que mandataire bi mooy jógal liste ca commune ba waa xam nga personnel électoral boobu bu fekkente li ma waxoon sànq ma survolé ko amul coaching bu baax ay erreur lay jub donc man bi ma càmbaree mbir yi li ma wax gis naa ci ñi nga xam ni bañ leen rejeté rek dañoo waroon xam ni juum nañu ñu dem toog ndax buñ la waxee ni da ngay tegale góor jigéen boo defee ñaari góor def benn jigéen dañ koy rejeté texte bay wax loolu boo ko defee buñ la rejeté xamal ni loolu la bu fekkente ni wax nañ la ni da ngay joxe 80 personnes nga joxe lu ëpp loolu mais buñ la rejeté xam ni dañ laa war a rejeté yooyu laa wax buñ ko càmbaree liñ ci war a delloo si ñu delloo ko li nga xam ne nag xool naa sa bulletin niro naag bulletin Mazamba ñu ni comme da ngay tendance waa ji rejeté nañ la mais loolu teguñu ko ci yoon ñi nga xam ne dañu forclos aussi xam ni bu dee parti politique la moom reconnaître nañ ko ba pare jour bi muy déposé mën na ñëw ci même jour bi du def déclaration ñëw déposé ay kayitam mën na bàyyi ba le 3 comme c'était du 29 au 3 mu ñëw le 3 dugg ci biir déposé mais bu dee yow ab coalition nga yor am na ci aussi ñëw le 3 ci dernier jour bi ñëw ni damaa bëgg déposer sama ay liste dañ naan la balaa ngay déposer sa liste defal sa déclaration de coalition ba pare soo ko te duñ ko jël sax dañ naan la buñ ko jëlee tey jii le 3 tey 0 heure lay jeex
suba doo mën a déposer kooku du ñu jël say këyit kooku boo génnee yaa war a wax say militants ne ay la yéwén def naa erreur donc je pense que mën na bañ a indi coow li may wax toujours aussi ñun acteurs politiques yi ñi nga xam ni am na ci ay coalitions yoo xam ni dégguma fa coow te pourtant ñu ngi ci opposition bi non est-ce que wàllu bare na ay rejet te leer na ma ni man mii à ma décharge si le Rewmi était parti seul nu mu tuuti encore rejet yi dina néew wala du am rejet donc doo maturité ñi ngànk affaire bi ñu am xam-xam lañu maanaam boo jëmee Yewwi si ay kàngam ñoo fa nekk sur le plan électoral des gens avec qui j'ai fait beaucoup de choses dans le dialogue électoral ay kàngam lañu mais est-ce que seen loola xalaatoon nañu ni dañoo war a coacher ñi ñu yor y a une responsabilité d'âme à ce niveau-là waaw mais Guirassy ak fi mu toll ci politique waaw nekk Kédougou yore vraiment responsabilité yi mu fa yore yow gëm nga ni Guirassy dina teg ab listam te du ko teg ci yoon bañ koy rejeté ci nga wax noonu ensuite ba dama laaj rek xam nga code électoral bi moo permettre que bu ñu clôturer liste yi ba pare am nga droit yow dem xool sa liste ba nga déposé woon ak liste say concurrent waaw le mandataire le mandataire de la coalition bi déposé code électoral permettre na ko mu dem xool liste ya fa nekk yëpp muy listam muy beneen mais yow mun nga nangu mun nga comprendre yow ñu ne waa ji moom ay listam baaxul ba nag bi mu demee may ñu ko moom mandataire am moom Guirassy mu dem xool liste yi damay laaj xel xam nga ñun duñu ay dof ñun